mbokk internet yu HLM Vision ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen dalal seen émission tey nag ñu daal di ñëw fi nga xamante ni mooy sa fora bu Sicap Diamaguène nar a seex waxtaan ak ki nga xamante ni moom mooy Adama Ndiaye di secrétaire général des jeunes éleveurs nekk fi nga xamante ni mooy sa Sicap Diamaguène maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñooy ndaw yi yëngu ci wàllum jënd ak jaay lépp jëm ci wàllum nag xar ak li ni mel dañ koy bàyyi rek moom mi nga xamante ni moom mooy suñu gan di Adama Ndiaye mu daal di nuyu. waaw maa ngi leen di nuyu site internet HLM Vision di rafetlu seen teewaay di nuyu sama xarit Saloum Camara maa ngi leen di dalal jàmm daal di rafetlu teewaay bi. waxtaan nag dañ koy doore ak li nga xamante ni moom mooy maanaam poste bi nga jiite muy secrétaire général mu nekk poste bu am solo ci li nga xamante ni moom mooy kuréel bu mënti doon. lii di fi nga xamante ni moom mooy daral bi te nga daal di gérer nga daal di jiite ñi nga xamante ni ñoom ñooy ndaw yi loolu ban at nga ko daal di jiite. waaw mooy lu mu ko commencé jiite ak léegi mi ngi tollook 1 an rek waaw parce que yàgg nañ ma ko proposé mais dama doon def sikki sàkk mais ba mu demee daal bu mu ëpp ma loxo ma ne naa ci dugg pour que rien que pour que lu sukkali suñu daral. parce que daral bi umpale woon ni yàgg na fi def na fi 74 ans bon boo duggee ci daral bi di nga gis ni organisation bi dafa des léegi ñi nga xam ne ñun ñooy jeunes yi ñun ñoo mën a jóg taxaw pour révolter wu pour xool nu ñu mën a defaree suñu daral moderniser ko pour que ëllëg ak jàmm suñu doom yeeg suñu jarbaat yi war a ñëw ñu war fi mën a fekk li nga xam ne lu concret la moo tax ñu dugg ci. bu ñu nee 1 an mooy benn at maanaam bëri na bëriwul. mën nañu xam yéen jéego nga fi jot a def maanaam bi nga ne 74 lañ fi samp li nga xam te moom mooy daral bi te boo fa demee jàpp na ne amul avancement yow sa 1 an bi yan jéego nga fa teg. waaw jéego yi bëri na 1 an tuuti na mais jéego yi ñu def bëri na parce que fi ñu nekk nii dañu tëju woon de trop ba yàlla def na ñun ak suñu mat ak suñu xel mu màcc ba ñu duggee ci mbir yi fexe nañ ba jeunes yi fi doon nekk. yi nga xam ne ñoom daaw ñu jëflanteeg nguur gi fexe nañ ba ñu am contact ak ñoom ba financement yi président di joxe def nañ ci ay jéego yu rëy ba ñu financé leen ci waaw fu muy wax ak yow nii xale yi ñu ngi téye seen xaalis def ci seen i poche pour que di dem di jéggaani ji di jënd ay nag di indi di jaay tabaski bi jotee tamit noonu lañ koy defee ñu ngi ciy sant ministre de l'élevage nag Aly Saleh Diop moom it def na ci ay jéego yu rëy. waaw nga nekk ndaw bokk itam ñi nga xamante ñoom ñooy jaay fi nga xamante moo ci fora bi yow jàpp nañ ni comme li nga wax da nga nekkoon ci beneen mbir beneen secteur mais sa waa gox ñoo la soxla nga ñëw daal di dugg ci fora bi daal di leen jàppale ba xam du koppar moo la gën a poussé nga daal di ñëw jiite dem moom mooy bi ne poste. koppar. non du koppar parce que bu ma la nee du koppar war nga koo mën a gëm te lu amul salaire defe naa du koppar moo tax nga dugg ci salaire amu ci waaw léegi nag xam nga avenir bi mu ngi suñu kanam am na comité de gestion bi nekk fii ñun moom lañ teg suñu bët mag ñi ñoo ko jiite te ñi ko jiite ñu ngi ci ay 75 ans jëm kaw waaw pourquoi pas ñu war a mën a xajal xale yi nga xam ne ñoom ñoo am vision bi nga xam ne moom moo méngoog jamono ñu bàyyi leen ñu doxal. pour que dara bi mën a changer. fu ñu wax ay mbooloo fu ñu daje ñu mën fa nemmeeku ay jàmmarloo yenn saay fii xam naa ni ñàkkul ni jamono ñuy génn amoon na fi ay jafe-jafe ci wàllum ñi nga xam ne ñoom ñooy jiite li nga xamante moom mooy fora bi mën nañ xam lan moo waral des fois ñu fay nemmeeku ay jafe-jafe. waaw ba jafe-jafe bi xam nga jot naa ko souligner léegi mooy que mag ñi fi ne duñ fi jóge loolu mooy problème bi tey man li ma def nii sax ñu bëri ñu ngi fii ñemewuñu jël risque bi pour def ko mooy lan mooy dafa am ay affaire aada yu ñu gëm fii waaw loolu nag ñun dañuy jël lépp teg ci loxo ci suñu borom mooy que mag ñi balaa buñ la neewul bàyyil bu ñu bàyyiwul boo nee da ngay diirante ak ñoom mbagg nangam ak nangam ainsi de suite wax ji jarul muy yegg quoi léegi nag man dama jóg taxaw temm parce que sama gox moo ma ñor. waaw te tamit gëm naa ni lu dul yàlla neen la quoi te bu soobee yàlla fi ñu teg suñu tànk foofu la xale yi ñu fexe ba ñu jot ci lii ñu jot financement yi président joxe te ñu ngi koy liggéey ni ñu ko war a liggéeyee te am nu yaakaar ni dinañ ko delloo ci anam yi mu waree te ku ci delloo bu soobee yàlla boo demee déposé waat dañ lay joxaat kon loolu defe naa développement bi mi ngi am.
fan yi ñu génn gis nañ Sénégal wala àdduna war nga këpp dafa benn jàngoro bu fi dal muy mbas mi di coronavirus mu daal di laal secteur yëpp yéen itam seen secteur xam naa ñàkkul ni am nga si ay jafe-jafe donc mën na xam ci wàllum koppar ci wàllum finance mbas mi nan la leen gàllankooree ci wàllum liggéey bi nga xam te moom am ci fora bi. waaw léegi loolu moom li nga wax lépp secteur yëpp la laal parce que boo xoolee fora ren la ñuy door a dugg ci affaire financement mosuñu jot financement mais mbas mi ba mu ñëwee ñëpp a dem ba yoratuñu lu ñu jëndee nag pour te dire étranger yi rek ñoo doon indi bu ñu indee ñoom dañuy jaay boucher yi directement kon acteurs yi nekk ci dara bi dañoo deewoon économiquement mais ba ñu demee ba dugg ci affaire financement yi boobu la ñu commencé waat suqaliku waaw léegi nag pour wax la ni mbas mi moom fépp la laaloon mais grâce à président de la république bon affaire yi mi ngi xaw a yënguwaat tuuti. ñu mën a jàpp ni njiitu réew mi yéen fàttuwu leen benn ci wàllum financement. ndax yaa ngi koy tudd sànq ba léegi nga ni daal di finance ay ndaw ñu daal di amal li nga xam ne moom mooy seen activité ñi dem jëndi nag indiwaat léegi bu ñu nemme ko Sénégal daal di manqué yenn saa yi mu manqué yàpp wala itam dem ba prix di cher sànq ñu ngi koy waxtaanee donc est-ce que mënuñu jàpp ni yéen itam am na benn faille seen liggéey parce que bu fekkee nguur gi mi ngi leen di jàppale comme yaa ngi koy wax sànq yaa ngi remercier ki nga xam ne moom mooy seen jëwriñ donc nan la mën a constater Sénégal li nga xam ne moom mooy kilo yàpp bi cher yenn cher yi. waaw léegi comme ci départ wax naa ko nee naa la manque d'organisation dafa am ci daral bi te loolu li ko waral mooy ñi yore comité de gestion bi ñoom ñoo ko def tey yow boo jiitee nga ne doo waxtaan ak nit ñi ba pare yow nga ne sa xelu bopp rek ngay demee tey boo waree jël benn 500 francs di ko teg ci nag bu nekk xam nga camion nag bi mi ngi def 40 têtes 500 francs nag bu nekk loolu 20 000 francs la te fii li fiy wàcc ci nag par jour ëpp na 10 camions loolu boo ko xaymaa xaalis bu bëri la léegi loolu boo demee ba di ko teg man damaa foog ni da nga war a woote assemblée générale woo fora bi ñëpp ñi nga xam ne ñoom la affaire bi concerné nga waxtaan ak ñoom ci loolu ne leen ndax d'accord nañu ba pare wax leen ci anam yéeg yi lañ ko bëggee projet yii lañ am ci daral bi xam nga su boobaa yow di nga sawar a fay te sans problème mais ñoom dañuy jékki-jékki dem ci sous-préfet def fa seen réunion sous-préfet ba pare def fa ñu ne signé nañ foofu ni nag bu nekk dina fay 500 te yow yëguloo tinuloo loolu moo indi problème bi yëpp parce que malien bi day jóge fële indi nagam ba fora di ko wàccee ñu koy fayeeku lu mu yëgul après moom it day mer woo ay mbokkam ne nañ jël def benn grève boobu nag moo yokk kilo yàpp bi ba mu dem ba 3500 4000 léegi nag xam nga Sénégal dafa bëgg bénéfice bu bëri kilo bi bu demee ba foofu pour mu wàccee ko du yomb kon nag ñoom seen jumte la pour man quoi. léegi li ni mel bu amee boo xoolee askan wi ñu ñëw si loolu te yaa ngi koy wax da nga nekk benn secteur boo xamante ni dañ ko war a defaraat daal di koy réformer donc est-ce que yaa ngi yow ci li nga xam ne moom ngay jiitu est-ce que say projet bokk na ci nga fexe dem gis ñi nga xam ne ñoom ñooy njiiti jëwriñ ñi ba ñu daal di homologué li nga xamante ne moom mooy prix yi maanaam te nguur gi moom mooy joxe prix bi nga xamante ne moom la ñuy jaay kilo yàpp bi itam ñu daal di réflexionner li nga xamante ni moom mooy seen secteur bi est-ce que yow si sa ay vision say programme loolu bokk na ci. bien sûr loolu bokk na ci parce que tey boo xoolee yàpp bi bu seeree du dox tey kilo yàpp bi buy jar 3500 4000 am na ñi nga xam ne duñ ko mën a jënd te yàpp bi bu doxul yow sa liggéey sax day sooxe pour te dire dina am ñu siy gis seen bopp ñi nga xam ne am nañ clientèle bi mais ñeneen ñi nga xam ne duñu kii ñoom tamit duñ ci gis seen bopp parce que duñu mën a jaay ñun suñu sañoon dañ koy wàññi état bi na ci jël mesures yi mu war a jël mais même bu dul loolu sax bu waxtaanee ak acteurs yi mu war a waxtaanal rek président dinañ trouver solution bi nga xam ne yàpp bi dina wàcc. léegi dañuy wax ci li nga xamante ni moom mooy ci tabaski bi du jëm Sénégal boo xoolee Gambie Mali maanaam sous-région bi ñoom ñëpp jamono bi ñu ngi waajal indi ay camion fi nga xamante ni moom mooy ci Sénégal jaay seen xar Sénégal boobu léegi ñu ngi def ay politique ngir ñu jéem amal li nga xamante moom ay maanaam yarum xar ñu yar xar fii suñu réew boobu léegi mënta antu lan nga xalaat ne buñ ko defee Sénégal daan dem ba jamono boo xamante ne kenn dootu dem jéggaani ci xar. waaw tànk yi nii président jël nii di financer jeunes yi loolu bu demee ba dina joxe ji résultat fii ak 5 ans fii ak juróomi at mën na joxe ji résultat parce que tey ñoom xale yi ay liggéeykat lañ te ñoom ñooy yar jur gi tey bu ñu amee moyen rek ñoom du ñu fàtte àll ba quoi dañuy jënd ay jur di ko fa bàyyi comprendre nga loolu mooy mën a tax Sénégal amaat ay jur
mais su fekkee ñii nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci secteur bi yoruñu moyen jur du fi am boo gisee Maliens yi ñu raw ñi ci affaire jur loolu la ñoom dañuy yëngatu ci dañuy activité bi dañ koy def parce que dañuy jënd dugal fii ay nag yi bu ñu ko jaayee pare bu ñuy dellu dañuy jënd ciment delloo ko Mali jaayaat ko foofu xam nga kooku mi ngi gagné léegi nag loolu noonu sénégalais yi pour ñu am ko président dafa mel ni moom man defe naa ne ñi koy conseil yi ñu koy conseil baax na parce que bu fekkee financement yi moom mu ngi dugg noonu bu soobee yàlla résultat dina am. waaw mën nañu jàpp ni fii juróomi at daal réewum Sénégal dootuñu dem jéggaan ji xar waaye ci loolu nag il faut ñu waxtaan ci nga xam te moom mooy xar yi parce que tey fii ak ay fan rek daanu gis ñi nga xam te ñoom ñu yor xar di ko jaay ci mbedd mi maanaam foo tourné rek ñu ngi jaay xar nga gis koo xamante ni xaram bi dalay leer ni kii def ci loo xamante ni war na mën a jaay yenn njógi ci xar bi donc par rapport ak ki nga xamante ni xaram da ko yaroon ay weeri weer mooy ñi nga xam ne dañuy yar xar donc mu am ñaari fànn ñi nga xamante ni dañuy jaay xar di ko jëlee Mali Mauritanie di ko jaay ak ki nga xamante ni moom dafa yar xaram donc loolu bokk na si li nga xamante ni des fois moom mooy waral ñuy nemmeeku seeraayu xar yi léegi dañuy waxtaan li nga xamante itam moom moo jëm ci yooyu la xar ndax bu nee xar donc ñu bëri suñu xel day dem si wàllum tabaski bi maanaam cherté xar yi dañuy cher loolu mën na xam lan la ko waral. waaw léegi da nga wax léegi ñii di yar seen kër yi tey xar boo ko yoree di ko yar di ko dundal di ko jox ripaas ak ngooñ xar mi bu la ko nit ki jaayee ak lu mu la ko mënta jaayee pour man du ci am bénéfice parce que xar li muy lekk dafa bëri xar yi nga xam ne ñoom ñooy war a gën a yomb mooy yi nga xam ne dañuy jógee ci àll bi yooyu dañuy dem wëtti parfois dinañ leen xont mais xont bi du demee noonu comme ki nekk ci réewu taax léegi nag yooyu xar mën nañoo yomb man pour man du ñu yomb lool mais waruñoo seer loolu it. waaw léegi ñu wax ci li nga xamante itam moom mooy nguur gi jël na ay ndogal daal di wàññi li nga xamante moom mooy droit de douane yi jëm ci li nga xamante ne moom mooy dugal xar wala génni xar gis naa ko si document yi nga xamante moom nga yor léegi loolu amaan na ni dana dalal xel ñi nga xamante ne ñoom ñooy jëndi xar ñu jàpp ne rek bu amul yenn frais ak contrôle yi kon xar ren war na mën a yomb. war na mën a yomb mais su fekkee tamit xam nga Maliens yi ñoom dañoo nekk benn say tey grève bii ñu mën a nii fora xam nga grève bi commencé na lundi su si ministre bi jógul mun na juri ay gàllankoor parce que ñoom dañ ne xar ak nag dara du fa jéggi di ñëw fii te Maliens yi bu ñu dugalul fi seen xar problème bu rëy day am xar moom day manqué léegi nag moo war a tax moom mu war a jóg ci problème bii nu mu gën a gaawee parce que benn civil la buy teg ay moroomu civilam taxe te waxtaanul ak ñoom man pour man ministre bi war na jóg na ko lii jël ko nga teg ko ci suuf ba tabaski bi passé ñu xool niñ ci waxtaanee bu fekkee moom defar moo ko tax a jóg moom mi nekk ci comité de gestion bi waaw. léegi à chaque fois dañuy nemmeeku bu ñu waree jublu ci tabaski rek coowal xar daal di am maanaam ci wàllum njëg mi. ci wàllum fi ñuy teg xar yi di ko jaay waaye itam dafa am beneen boo xamante moom mooy sécurité ba xam sécurité bi itam am nga ci yaakaar ne dina yemb ren. waaw am nañ ci yaakaar bu fekkee nit moom wax na dëgg rek te yàlla tax sécurité bi am nañ ci yaakaar te point de vente yi gis nga lettre bi nga jot léegi defe naa warut a jafe bu nit ki jaaree fi mu war a jaar war na mën a am point de vente sans problème. mais tamit bu tabaski bi passé tamit na fexee rek jël ay bagages am te dellu quoi bañ a installé di tilimal dëkk bi quoi loolu moom man du ma ci ànd. maire yi dañuy nemmeeku ñoom itam dañuy bëgg am dara si boobu période maanaam fi nga xamante ne da ngeen fay teg seen xar yi ñoom day bokk si seen gox-goxaan yi ñoom itam dañ ci bëgg am koppar fii nga xamante ne moo ci Sicap Diamaguène nag ngeen di dugalante seen rapport ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite commune bi. mairie bi ñun ñu ngi def ak moom li ñu war a def ak moom parce que nag bu fi wàcc day fay 500 francs juuti fii ci daral bi xar yi tamit noonu léegi nag ñoom tey juuti boobu noonu boo koy fay mairie ba pare ñëw di ko fayaat keneen muy xamal lay kon camion bi da lay coûter 40 000 francs lumb te yow da nga jënd lu seer ci àll bi boo jëndee lu seer bëgg jënd ay xont pour nag yi xar yi lekk ba suur léegi yow nga bëgg ñëw ñu tegaat la beneen taxe day xaw a doy waar
te bu boobaa loolu population bi ñoo koy yëg parce que nit ki lu mu jënd fere bu ci tegu ci njëg ba rek la koy tegaat kon nag état bi nañ gën a vigilant ñu xool bu baax liy samba boy di def ci suuf ñu jëm ko. léegi da nga wax nga ne bopp nag bu ne day joxe 500 francs muy téeméeri dërëm. donc boo ko joxee mairie bi commune bi ñoom aussi war na am liggéey yi nga xamante ni war na mën ba ci fora bi di ko ci def yu ci mel ne ay maanaam ay toilettes wala ay robinet wala di ko nettoyer. parce que certes ñoom moom liggéey bi waaye aussi ñoom aussi war na am lenn loo xamante ni war na nekk apporter yéen ba xam ñoom ñu ngi leen di apporter dara. ma ne la fu mu toll nii man nee naa la mairie moo war a defar fora bi parce que li muy gagné ci fora bi ñun ñëpp xam nañ ko xaalis bu bëri la ay millions la léegi nag bu fekkee ñi nga xam ne dañ ñoo jiite te ñoom esprit bi ñu yor dafa passé ñoom dañoo jàpp ne ñoom li ñuy dajale loolu moo war a defar fora bi man leen juum ngeen li ngeen di dajale mun na nekk social nit ku feebar am ay problème ngeen jàppale ko ci kees bi kees boobu sax mën na yëkkati xool nit ki nga xam ne da doon liggéey am gàllankoor mu indi leen projet ngeen financé ko ci suñu diggante ñun mais bu fekkee wàllu defar maire moo war a defar mais ñoom nag yoruñu esprit boobu moo tax ma ne dañoo war a abale pour que xale yi ñëw xool nu ñu mën a accompagner maire mu defar dara bi. yow da nga gérer tey benn poste boo xamante ni secrétaire général bu ñu ko waxee rek maanaam benn poste bu màgg la bu am doole en tant que njiit boobu le poste est-ce que yow yaa ngi teg ay jéego maanaam dem ci li nga xam te moom mooy ci ñu jiite commune bi gox-goxaan bi waxtaan ak ñoom comme ci li nga xam te moom mooy changement yi nga bëgg yow nga daal di ko amal fi nga xam te mooy sa fora yow. waaw monsieur le maire sama xarit la dañuy déggante dañ déggante sax yàggul mais ñu ngi def ay jéego yu ñu mën ñu ngi koy def mais tey bu fekkee dafa am élection bi fi amoon ba benn comité gagné comité de gestion boobu moom mooy décider ci daral bi man maa jiite jeunesse bi mais dañ ne avenir bi mu ngi suñu kanam bu ñu yàqamtiwul lii ci daral bi yëpp ñun ñoo koy dem ba teel ko suñu loxo doxal ko nu mu waree moo tax ñun yàqamtiwuñu te bu soobee yàlla am nañ yaakaar ni prochaine élection bi bii di ñëw dinañ def liñ ci war a def lépp ba mën ko téye ci suñu loxo doxal ko mais fu mu toll nii moom ñoom ñoo yor seen gestion. boobu mën nañ xam kañ lay doon. waaw dañ ne 5 ans ñoom 5 ans lañ wax quoi waaw te ñun ay jeunes lañ 30 ans rek la ñu am bon. kon daal yow am nga bëgg jiite li nga xam te moom mooy kii bi. bien sûr parce que tey nit ki war nga mën a am man honneur dama ko bëgg. tey say doom ak ay sët ñëw fekk ñu leen di ñuy bàkkee seen papa wala seen maam naan leen moom moo fi def léegi lii loolu jar na lu ne loolu moo gën xaalis te am na ñu bëri ñu ngi fii xaalis moo leen yitteel diw borom alal la diw nangam voilà te tey idées yi ñu yor nii ñun buñ ko appliqué ci daral bi waaw wax dëgg yàlla képp kuy yeewu ci daral bi yow doo ñun pour ñun doo waroo sonn quoi parce que nag tey benn nag rek pour nga jënd ko di nga dem 400000 mooy nag yi nga xam ne dañ leen di jaay buuse yi nag yooyu pour nga jënd benn nag kese rek da lay coûter 400000 francs kon kooku pour man bu organiser boppam warut a sonn quoi pour man. mu nekk ay kàddu yu am solo léegi dañuy waxtaan li nga xamante ne moom mooy politique yaa ngi waxtaan léegi nga ni monsieur le maire sa xarit la amoo yaakaar wala boog amoo ambition def politique yow. waaw bon lu mu laaj rek la ñuy def parce que àdduna moom doone du ma def lii tey mën nga comme tey dañ ma doon jéem a pour ma jiite jeunesse bi mais dama doon bañ mais dama ma demee bu mu ëpp ma loxo dama ko def bon man aw ma habitude naan du ma def lii wala bugguma lii lu yàlla dogal rek fekk ci kanam rek. fan yii weesu gis na la nga nekk ci benn meeting ak benn politicien boo xamante ni mu ngi bokk APR ba xam ne ñaar da nga am ay lëkkaloo. Cheikh Tidiane Mbaye mouvement sa dëgg-dëgg sama xarit la sama doomu ndey la nit ku baax maa ngi koy ñaanal yàlla lépp lu mu bëgg ci commune boobu mu jot ko ak jàmm nit ku baax la sama xarit la am nañ relation bu proche. donc mën nañ yaakaar yow fii ak ay jamono rek di nga daal di bokk ci moom mouvance présidentielle di APR. lu yàlla def rek ñu xam ne noonu la bëgg naa ko nag quoi franchement parler parce que tey nit ku nekk ci sa gox bëgg nga. lu ñu fay dogal maanaam lu ñu fay jiite pour mu defar gox bi nga nekk ci kanam wala nga nekk ci bopp ba tey man am naa ambition boobu nag quoi ne dañuy teg lépp rek ci loxo yàlla ba yàlla dogal ko rek bu soobee yàlla. ngay yeewoo fi nga xam te moom mooy Sicap Diamaguène mu nekk itam ab quartier boo xamante ni dafa bokk ci xolu Dakar nekk ci centre Dakar donc xam naa njiiti fi commune moom njiiti fi li nga xam te moom mooy commune bi dina am solo lool.
ba xam yow am nga xalaat bokk ci lëndëm moom mooy élection yi ñuy waajal. xam nga lu ma lay wax rek toujours mooy que daral bi nii korog ba ñuy bind élection yi ñu def fii nii 1200 ñoo bindu te ñëpp bindu wuñu kon tey fii képp ku fi falu ci commune bi daral bi moom moo la fal léegi nag ñoom ñi fi nekkoon ñoom amuñu woon gis-gis boobu pour que ni ñoom daral bi ñoom war nañu mën a jiite commune bi quoi ñu wut seen benn leader jàppale ko ci moyen jàppale ko ci mbooloo pour que ñu mën a gagner commune bi waaye ñun xale yi nii ngay gis nii am nañ vision boobu am nañ ambition bi am nañ. kon daal mën naa kon daal mbokk yi ñu seetaan mën nañ jàpp ni daal Adama daal am nañ yaakaar 2022 bi le 23 janvier 2022 même bu nekkul candidat dana bokk si liste yi daal. ah yàlla en tant que jeune wala éleveur. yàlla baax na xam nga man dama nekk ak ay jeunes yi nga xam ne dañu déggoo macha allah dañu ku nekk dafa yéene sa morom jàmm tey yow gis nga ba nga ñëwee di bëgg a def ak man émission ñoom ñëpp dañoo bëggoon ñëw nga ne leen jaru ko ñun Adama rek lañ soxla kon nag man lépp lu ñuy décider pour lenn li nga xam ne dañ koy def pour politique wala dara dañuy waxtaan ak ñoom ba ñu d'accord may waxtaan ak ñoom ba ñu d'accord ñu door cee dugg. xam naa nag émission yi moom lu ci des bëreetul léegi dañu bëgg rek nga dalal xelu ñi nga xam te ñoom ñooy Sénégal yi ci wàllum njëndum xar bi ren est-ce que mën nga dalal seen xel dana ren moom sa njort bu rafet xar benn du manque ñaar du cher. waaw jamono yee passé am na benn média bu ma ko waxoon ma wax leen ne leen am nañ yaakaar bu baax a baax ni xar du manqué mais dina seeram du seer mënuma ko garanti parce que kuy dem di jëndi moom dafa dem jëndi rek bu jëndee lu seer lay jaayee bu jëndee lu yomb bu fekkee am na xol bu yërmande dina wàcc mu jaay lu yomb parce que tey yenn bénéfice yu ëpp yi du barkeel quoi pour man te pour joxe benn conseil rek pour sama mbokk éleveurs yi nañ ci def yërmande rek képp ku jënd buñ la rawee lu tuuti jàppal pour nga xam ne dëkk bi neexul te période pandémie lañ jógee ci pandémie bi lañ nekk sax ba tey ñu dawal yërmande rek waaye mais tamit ku amul bénéfice moom it mënoo jaay waaw ñu ngi leen di rassurer tamit di woo ministre de l'élevage pour que mu ñëw taxaw ci problème bii nii parce que Mali fu mu toll nii dañu grève te ñooñu seen jur bu duggul fii manque à xar dina am loolu moom dafa. léegi mu ngi fàttali rek maanaam grève bi ban bés lay tàmbali ak ban bés lay jeex. lundi bii la tàmbali soo xoolee boo duggee ci fora bi dafa fees dell ak ay nag ñoom dañu def seen annonce ñu ne képp ku yoroon sa nag ci frontière bi fexeel nga dem yóbbu ko pour nga jaay ko parce que lundi à partir de lundi dañuy def benn grève bi nga xam ne pour 20 jours la loolu ak tabaski bi dafa jege. waaw dafa risqué de trop ministre de l'élevage wax dëgg yàlla nit ku taxaw la nit ku am ambition la mi ngi def liggéeyam ni mu waree mais lii bis bu ko seetaanee échec dina am te ñaanuñu yàlla échec am. donc ñoom aussi mu nekk message boo xam ne yaa ngi koy lancé ñoom ñooy njiit yi ñu daal ci bàyyi xel bu baax a baax benn bi mooy gis nañ ci document yi ministères yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo seq wàllu ñoom ñëpp vraiment def na si ay jéego ngir ren loolu lépp lu ci wàccaay tabaski daal di yemb waaye nag tey boo xoolee mooy le 7 juin ñu jàpp ne tabaski li des bëreetul waaye nag ba léegi nag ñu ngi dox mais gis nga ne xar ci mbedd mi de est-ce que loolu tamit nekk na lu daal suñu xel. waaw mais mooy problème bi mu la wax nii rek problème boobu moom bu ñu ko réglé woon man moom je suis sûr mën naa la waatal ni waat sax mun naa ko def ne la xar dina doy. léegi mais problème bi nii moom. dafa xaw a doy waar. léegi sànq ñu ngi waxtaanee nga ni fi nga xamante ne mooy seen daral bi dafa bëri ay mag yi nga xamante ni nanguwul bàyyi ba léegi yéen ay ndaw ngeen am ngeen confiance am ngeen bëgg-bëgg bi mais mag yi ñoom nanguwul leen bàyyi place bi léegi ñoom yan message ngeen di lancer en tant que jeune bi nga xamante ne moo jiite kuréel pour ñoom ñu abal leen yéen nga ñëw toog diriger. man de li mu leen di lancer message bi nga xam ne en tant que seen doom seen jarbaat pour que ñoom ñu dem toog ci kër gu sedd guy ñun lépp lu ñu am ñu ñëw bokk kook ñoom jéem a suqali suñu daral ñun loolu lañ leen di ñaan bu demee ba war a yóbbu màq am sax ñu jël leen yóbbu leen màq teral leen parce que ñoom yàquñu fi mais tamit vision bi ñu am defe naa moom moo ëpp seen bos waaw te bokkul loolu rek moo tax mais du dara quoi. xam naa nag li ñu cërle woon ci waxtu nag da xam naa ni jeex na wala bokk li si des bëritul dañ lay bari nga daal di nuyoo joxe sa kàddu gu mujj.
waaw ma mënuma terminer émission bi tamit te santuma président de la république ak gouvernement am ak sunu ministre Ali Saleh Diop ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen tamit sant nañ leen gërëm nañ leen ci seen teewaay di rafetlu ñëw bi ngeen fi ñëw bëgg nañu lool sant nañ leen gërëm nañ leen wasalaam. léegi xam naa rek moom duñ ko tëjee te xam naa ni duñ ci wax maanaam lu ñu waxtaanee sànq wàllum politique bi léegi ñu lay xaar rek incha allah rabi 23 janvier incha allah ba xam daan la gis si liste li nga xam te moom mooy liste bu Sicap Diamaguène. yàlla baax na defal ñaan rek yàlla mën na lu ëpp loolu. xam naa ni moom buñ ko songee moom warto yomb quoi waaw. mbokk yi mu nekkoon seen émission bi nga xamante ni dañuy doxantu rek dem fekk nit ki fi nga xamante ni moom mooy si diwaanam ak te lépp lu mu mën ci yëngu ñu daal di waxtaanee moom ci li nga xamante moom mooy secteur boobule tey nag ñu seqoon waxtaan ak ki nga xamante ni moom mooy Adama Ndiaye di secrétaire général ñi nga xamante ni ñoom ñooy jënd wala jaay nekk fii ci fora bu Sicap Diamaguène waxtaanee moom lépp moo jëm ci wàllu wàccaayu tabaski bi ak li nga xamante moom moo jëm si li nga xamante moom mooy poste bu mu jiite nekk poste bu am solo jiite ñi nga xamante ñoom ñooy ndaw yi nekk fii ci Sicap Diamaguène mbokk yi lii rek moo nekkoon seen émission ki ko doon amal di seen mbokk Saloum Camara ma daal ci seq sama cameraman ñi nga xamante ne ñoo jàpp ci mbir yi ba mu yemb di leen jox rendez-vous rek benn yoon incha allah rabbi ak beneen numéro ak beneen invité.